mbokk yi jërë ngeen jëf ginnaaw ba nu masawoo ñëpp di ñaanal ñëpp wér te coronavirus bu mu dalati kenn loolu lay ñaan yàlla mën na ko te mën na ko def tey ginnaaw julli juma ak ndaje yi doon amal ci église yi loolu nag buñ ko waxee kenn waxul ne nit ñi toog buñ jaamu yàlla déedéet ku ne fi nga toog mën nga jaamu yàlla foofu ndax lu waay def sa bopp nga ko defal kon noonu continuer di jaamu yàlla di ñaan yàlla ndax ñun dañoo gëm dara comme feebar bi nee nañ amuñu lu koy faj pour ñun la solution ñaan ci la. tey jii ñu ñëw di wax ci góorgóorlu yi parce que gis nañ ñu jël ay décision président de la république jub wax ay décision ñu gis ni weer wi bari na ñi nekk ci fonction publique nguur gi di leen fay teel na leen a fay ñoom le 25 26 am na ñu commencé jot seen xaalis kon ñooñu mën nañu dundaat ba weer wi ñëwaat kon ñooñu ku leen tëjoon confinement wala nga yóbbu leen état d'urgence peut-être ni muy méttee ci ñëpp du ko méttee ci ñoom ñu ne nañu xëy 9h ba 15h loolu lu baax la parce que tamit comme danoo nekk rek ci état d'urgence ak couvre-feu comme di guddeeloo nit ñi fi ñuy liggéeyee jaaduwul kon nguur gi dogal boobu mu jël baax na waaye nag dogal yooyu mu jël da ko jël pour ñenn ñi mooy ñiy liggéey ci moom maanaam ñoo xam ne ñoom lu nu même bu ñu wàccee 18h 20h mën na nekk parce que ay 4x4 la ñu yor parce que ñoom amuñu problème mu transport parce que ñoom ñi ngi dëkk ci quartier résidentiel yoo xam ne tey jii accès bi mën na yomb am na ci ñoo xam ne tey jii ci ñoom dem nañ ba am dérogation maanaam couvre-feu bi ak état d'urgence bi teguwul ci seen kaw au-delà de 20h ñoom mën nañu génn gis nañu am ñu tudd ci ba maire yi sàkk ko ñu may leen ko loolu lépp doon lu normal est-ce que nag ñoom ñi ngi xalaat góorgóorlu yi maire jaaykatu cere bi doon jaay cere guddi est-ce que ñu ngi koy xalaat kooku day vivre au jour le jour kooku bu jaay cere du lekk ki jaay fonde guddi ki jaay dibiteri ki jaay fast food salon yi liggéey ba guddi di fanaan te ay xale nekk fa di daan doole tailleur yi ak transport bi maanaam ñi nekk ci oto yi di dem di dikk kon mu doon situation bu compliquée nee naan 1000 milliards mais 1000 milliards yooyu nekkul ni dañ koy wax tey jot ko suba kon 1000 milliards ku koy xaar di nga dee ñu ne 50 et quelques milliards mais 50 et quelques milliards yooyu dispatching bi nan lay demee ak nan la ci baadoole di jotee nga gis ay nit ñoo xam ne ñoom déjà jot nañu seen salaire déjà ñoom même bu na woon sax confinement ñoom dañuy dund parce que am na les moyens parce que dem nañ ci supermarché yi grande surface dem nañ ci marché yi ndugg lan war a ndugg parce que ñoom am na les moyens pour def loolu léegi nag boole ci ak arrogance ak benn ñàkk xel boo xam ne mooy nan dem confinement c'est bien nga ni nan dem confinement pour aar nit ñi ci feebar bi mais pour confiner Sénégalais yi lan la ñuy toogaale seen biir kër yi mais budul ni feebar bi moo leen di rey mais xiif ak mar moo leen di rey kon il faut que ñoom ñi xalaat ci situation bañ a topp émotion bi bañ a topp rek émotion bi naan non nan def lii mais man damay saluer fenn le président de la république bi muy def déclaration da ngay sentir ni am na benn sensibilité li muy yëg mu ngi bàyyi xel lu bari kon sénégalais yi dañoo am intérêt dund état d'urgence bi malgré que day métti ñu dund couvre-feu bi parce que nag bu dee ne état d'urgence bi couvre-feu bi dunduñu ko ba feebar bi gën a jokk ba ay cas communautaire dal ñu dañuy mujj dem confinement même bu ko nguur gi deful sax confinement forcé lay doon mais bu boobaa lan lañuy dundee bu boobaa lan lay lekk bu boobaa lan lay naan da ngay dem tey ci village yi ñu ne woon ay marché luuma ñoom ñoo fay am marché yooyu ci lay dem di jaay seeni fruits yu ñuy jëlee ci garab yi bu dee ni ñenn ñi seeni jur xar bay ginaar pour mën di ko dundee parce que nag ba nawet bi jeexee léegi yàgg na lan dencoon ci seeni sàq ngir war ko dundee jeex mi ngi jeex ko ñoon di vivre au jour le jour di jaaykatu jën bi di keneen ak keneen bu doon lim ci réew mi du jeex di dem ci luuma yi di dàqante ana ñu doon dem ci marché hebdomadaire yi ñooñu
décision bi ñoom ci ñoom la njëkk a dal bu dee enseignant bi day continuer di fay ku weer nguur gi ñi muy liggéeyal day continuer di leen fay mais ñi liggéeyul ci nguur gi nekk ci secteur informel bi doon ay baadoolo di vivre au jour le jour mënuñu lekk mënuñu naan ak ñi liggéey ci privé bi xam ne ñoom sax ñu amuñu droit dem toog il faut penser à ça te privé bi bu amul activité liggéeyuñu mais bu weer dee duñ mën a fay kon il faut que nit ñi kon ne di liggéey kon réalité yi am ci tubaab bi bu ku ko bëgg a jàppee suñu réalité di ngay juum ndax koo bëgg a régler da nga koy réggal léegi nag buñ ci tegee ñu naan nanu duma sénégalais yi nanu duma kii ku génn nga gis ay nit di ko wax avec une arrogance boo xam ne doo comprendre état d'urgence la wax couvre-feu la wax ne ko nit ñi respecté mais waruñu egg ci yenn waxi ni parce que nag nit ñi seen ner tàng na ñàkk nañu yoruñu dara lekkatuñu naanatuñu les nerfs sont tendus sénégalais yi dañoo tiit ñi ngi dund stress bu kenn xamul mais boo ci tegee nag di leen duma boo ci tegee naan toog leen seen kër te joxoo leen dara day metti loolu tax ku mu ne ci ñun nan def solidarité parce que ku mu ne ci ñun xam na ki mu nekkal li mu mën ak lu mu mënul bu dee kii liggéey na nga teel a fay weer bu dee ki nga dëkkal mu ñàkk te ko teel a dimbali parce que moom bu feebaree da ngay feebar yow nga nekk benn millionnaire wala milliardaire ci quartier mais bu jaay arrogance te nga da ngay mucc parce que nag boo ko dimbaliwul yow boo ko dimbaliwul jéemoo ko aar jéemoo ko jàppale mais moom bu taxawaaloo ba feebar mais day ñëw wàll ko wala wàll ko say doom beneen bi ci topp mooy li jëm ci mbiri feebar bi xam ne da gaa ñu bari na dul xalaat da ngay gis ni ñu ne borom alal yi ñi ngi dem jënd ay saaku ceeb ñoom fi ne ni am na ay réserve 6 mois dem nañ jënd def lii mais yow boo nekkee ci quartier nit ñi yoruñu lekk ñu naanuñu mais bu dee ba egg la naan nit bu xiifee du dégg mais sa kër lañ jëm bu dee yaay meeru dëkk ba nekk meeru koñ ba alal du la jox nga ne ko dëxëñ mais nekk sa kër di dund bu neex confiné sa bopp def auto confinement demu doo fenn dikkato mais nit ñi bu sonnee sa kër lañ jëm te bu ñëwee du la déglu la nga yor da koy bokk ak ñoom wala mu demee neneen moo tax mesure bi président jël ne salaire ministre yi dañ ci teg 1 million ànd naa ci te nag na ko def à la source bu mu xaar sax ñu joxe ko nan dem dindi ko mais na egg ci directeurs yi na egg ci maire yi na egg ci keneen ak keneen na egg ci député yi au conseil yi ngay gis amuñu benn njariñ amuñu benn njariñ conseil économique social assemblée nationale ana seen budget ana caisse noire bu président Macky Sall sénégalais yi joxe leen ñoom lan la ñu génnee bala ñiy xas secteur privé bu Sénégal mais secteur privé marché yi gën a rëy ña leen ko jox fii autoroute bi ñu ko yor ana kii nu mu tudd hydrocarbure bi ñu ko yor ana orange ana keneen ak keneen tey jii lan lañ doon jox ci marché chinois lañ ko daan jox ci nii marché turquie lañ ko daan jox français lañ ko doon jox marché yooyu ñu doon jox ñooñu nag tey jii moo ñu indul gàcce bu doon ni tey jii ñun suñu secteur privé bu doon ni tey jii suñuy kilifa dette intérieure ñaar 250 milliards la tolloon nguur gi amel ko kii nii entreprise yi nekk Sénégal fii jox leen benn marché ba pare teg ci amal leen ay bor ci dette intérieure bi tey jii bu doon ñoon da leen a suqali jàppale leen kenn du taxaw fii di xeeb lu ñu joxe lu ñu joxe tuuti na ñun ñëpp nangu nañ ko mais est-ce que nguur gi jàppale woon na leen ba tey jii ñoom ñu mën a jàppale nguur gi ndaxte nag àdduna rokk la nit ki bu nekk ci jafe-jafe da nga koy jàppale ndax yow bis boo tollee ci mu war la jàppale moom mu jàppale la mais booy laaj sa droit da ngay def sa devoir kon dafa jot suñu réew xam ne bu nekk ci kaw rek au sommet de l'État te nag ñi fi wax ñëpp xam na li xew avant 2012 ay pauvre lañ woon xam na li xew ci dëkk bi kon tey jii day ñaan coronavirus ci ndimbalu suñu borom yàlla jëlee ko fi mu jeex ñi feebar wér di saluer suñu médecins yi seen taxawaay seen engagement di leen saluer di leen jàppale di leen wax ni ñi ngi seen ginnaaw di leen wax ni gëm nañ ni mën ngeen faj feebar gëm nañ ni nit waratu mën a dee gëm nañ ni yéen war ngeen fexe ba sénégalais yëpp mucc mais sénégalais yi aussi nañ jàppale nguur gi nañ jàppale médecins yi pour lii teel fi gaaw jugee ñun attanuñu lii attanuñ ko ñun mun ñu confiner wu par day vivre au jour le jour léegi nag bu ñu bañee confinement tey jii état d'urgence dañ koy dund avec philosophie mais ñu dund ko ak yërmande ndimbal ak yërmande comme on dit mbokk yi mu doonoon xalaatu bu ñu xataab sur la Teranga point info ak la Teranga TV mu doonoon chronique boo xam ne rek da leen ko doon indil na sa reste que pour que émotion bi bari na corona bari na mais aussi ñuy wax dëgg di wax réalité bi aussi tamit
bañ di nekk rek topp ay service du topp yenn wax yi mais ñi ngi jégalu bu baax bu dee wax ji am na rëq-rëq wala diis na di leen ñaanal jàmm rek ba beneen yoon incha allah.